Tijaan yaa nuuru Cheikh Tijaan. saan jël ki nga xamante ni moom mooy xalifaam ci kaw suuf daal di koy wàcce te yàlla ndey xalifa sunu sang sunu yaakaar sunu lépp bu waree ñëw 2019 première tournée bi nga xam ne moom la def mu ngi ko tàmbalee fii si di leen ziyaare bu baax macha allah. tournée nationale bi nag comme ni nga ko waxee rek li ko waral mooy mission boo xam ni Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif. ki jël avant ndàgg suñu yoon nekkul ci moom waaye bis boo jëlee première ñëpp wut ay buum di la galgal di la diri. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci Medina Cheikh TV ak Wala Dunyaati ñu ngi ànd ak équipe bu reporter bi nga xam ne mi ngi constitué Cheikh Alé Niang soxna Zeynab Diouf ak Seydi Makhtar Thioub ànd ak yéen ci tournée nationale bi nga xam ne moom la Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh di def nga xam ni première étape bi nga xam ne moom la bëgg commencé ren ji moom mooy Liberté 6. wérgu yaram nekk na loo xam ne lu am solo ci dundu doomu aadama. docteur yi ñuy gis fii ci diwaanu Liberté 6 ñu nekk nag ay jeunes yu xarañ ñoom docteur yooyu saytu ak faj bépp doomu aadama nekk na seen mission lu ci mel ni ay don de médicaments ak consultation yoo xam ne doo fay dara. ñu ngi leen di ziar bu baax di kontaan aussi ci seen question bi. waaw di wax ni rek lépp dañ koy def ci barke Seydi Mouhamed El Cheikh waaw ndax bu ñu waxee tamit dañuy faral di wax naan la santé avant tout waaw mu mel ni tournée nationale yi dañ ko daan def mais daawuñu ko accompagner ak avec service santé bi donc mais maintenant dañu décider ni comme chaque mois dañu fas yéene def comme sang yi bu génnee ñu organiser ko ak ay consultations gratuites voilà tey moom la ñu ñëw nii moom la ñu def nii. waaw ndax bu ñu xoolee tamit ci mag ñi Cheikh El Hadji Malick rek waaw daan na ko prouver ndax daan na wax ni moom su fekkoon day dem ba def benn métier médecine lay def waaw looloo waral tamit ñun ñu xool sangi bi ñu gis que muy def faral di def lu baax di def lu nga xam ni pour dimbale nit ñi la ñu dem ba yëg ni daal donc bu ñu defee ay consultation gratuite def ay dons de médicaments dana doon loo xam ne lu am solo la daal moo tax tey ñu décider ko léegi nga xam ni chaque fois bu sangi bi génnee incha allah ñu accompagner ko ci loolu incha allah. bon activité yi nga xam ni jot nañ ko def ndax ci gàmmu gi ñëpp gis nañ ko Medina Cheikh Santé accompagné na sang bi ci gàmmum gi yëpp couvrir nekk durant les 3 jours muy guddi Mawlaay Cheikh bi guddi symposium ak guddi gàmmu gi waaw donc ci vacances yi aussi daan nañ def ay circoncision gratuite bon vacances yi passé jël nañu 100 gosses yoo xam ni leen prendre en charge jusqu'au bout jusqu'à leur cicatrisation ñu circoncire leen gratuitement ñu jëm Rosso jël Saint-Louis ak Fass waaw donc jot nañ am Fass 60 gosses ñu am Rosso 30 gosses je pense ak Saint-Louis ñu am 10 gosses voilà te incha allah dañ koy fas yéene continuer loolu aussi chaque année ñu fas yéene def consultation ñuy def ay circoncision gratuite waaw di ko accompagne incha allah dans le futur incha allah ak ay consultation gratuite voilà partout daal fu nga xam ni mën nañ fa def ndimbal daal incha allah ci barke sangi bi dañ ko def incha allah léegi dans le futur aussi comme lii la ñuy maintenir rek voilà di ñaan yàlla aussi lépp di gën di jëm kanam incha allah nii lañ koy maintenir rek ak sangi bi incha allah jusqu'en 2060. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokku Medina Cheikh te su nuyoo bi nag suñu médecin chef docteur Cheikh Mawa Fall mi nga xam ne yàlla ci moom la jaarale Medina Cheikh Santé waaw comme ni nga ko waxee nag Cheikh Alé effectivement tey dañu créé woon benn site benn box de consultation pour di recevoir rek képp ku ñëw ci andi feebar luñ ci mën ci cadre xelal wala jox garab incha allah ñu defaral la ko. Et tout ça je crois que vous le faites gratuitement. waaw effectivement nag c'est gratuit lépp nag ñu ngi koy def dans le cadre de la gratuité. bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla. dama génn sama kër doon dem doxi soxla waaye nag soxla jàmm la ndax dama doon seeti mag buñ ma wax ne dafa feebar ma ñëw gis bâche bi ma gis kayit bu ñu taf ci buntu bi ñu ne consultation gratuite yàlla atti na biig dama fanaane arthrose tànk yi di métti
fi ne yàlla xam na ne maa ngi gaare sama oto pour dox dem seeti malade boobu te bu may génn sama kër maa ngi ñaanoon yàlla su ma doxee dem yàlla na ma ci yàlla defal saafara kii dox bi may dox ndax parce que bu ma faral di dal su ma doxee dafay bàyyi. Momar macha allah accueillir na ma dalal na suma xel ndax it dafa nekk suma principe man su may faral di seeti kilifa ci cadre yi damay tiit ndax surtout génération yi dañu gaaw ci ñàkk kersa ñàkk teggin mag waaye gis naa ci moom loo xamee ne fi mu nekk nii daanaka maa ngi xool ndax sax dinaa demati ci fa ma doon di xool déet ndax dalal na sama xel encouragé na ma joxaat na ma courage parce que jiiñ naa ko léegi nee naa ko nag am na lu ma waxul te tontu nga ma ci yaa ngi bëgg a nekk sëriñ parce que si sama biir li ma doon nëbbu tontu na ma ci biir moo tax bu jiiñ ko seeg ma ne ko yow nag yaa ngi wax ma docteur yaa ngi bëgg a nekk sëriñ parce que yaa ngi may tontu loo xam ne laaju ma la ko woon. donc maa ngi ci sant yàlla bu baax vraiment fekk naa fi ay nit ñu baax fekk naa fi ay nit ñu yiw ay taalibe li gën neex ci nit wax naa ko léegi wax naa leen ko waxoon naa ko junj naa leen ko sëñ ma ne ko sëñ mag bi daan wax ne danaa dégg ci mag ñu ne sage maa daan wax ne su doon jàng métier docteur lay jàng donc yéen a ngi ci métier bu baax yéen a ngi ci ni ngeen koy defee tamit am na solo lool. parce que déjà commencé gu ñu garab de commencé gu ordonnance waaye li ma dalalee wala li ma wax rek laaju ma ko woon loolu te loolu laa gënoon soxla sax macha allah alhamdulilah donc maa ngi leen ci sant di leen ñaanal yàlla di leen gërëm di leen ci encouragé. comme nee na wér-gu-yaram moom la santé c'est une source de développement donc baax na tamit genre activité yi c'est pas parce que c'est la religion santé dañuy ànd c'est normal à bépp endroit ba si gàmmu Tiwaawan sax day am place médicale pour prise en charge donc defe naa c'est quelque chose de normal et comme c'est gratuit donc ku ne mën nga si barkeelu incha allah si kattan yàlla. lii la leen Médina Cheikh Santé indiloon ci aspect volet social bu mission wu Seydi Mouhamed El Cheikh. mbooloo bi ñuy gis tey fii ci quartier Liberté 6 jóge woon ci région yi ak ca bitim réew ñëwoon tey pour fekkee benn xew-xew bu mag bu ñuy faral di def at gu jot xew-xew boobu nekk benn ci tournée nationale yi bu benn kilifa bu mag di faral di def. di nuyu mbokk yi nga xamante ni si ñoom la ñu fekk si fii ci Dakar nga xam ne tey wax dëgg yàlla bis bi la boo xamante ni si ñoom ñoo ko xewle yàlla dogal ñu bokk lépp bokk ki nga xamante ni si mooy Seydi Mouhamed El Cheikh nga xam ne kenn dootu nekkul koo xamante ni si ku ñu présenté la parce que adduna yëpp léegi xam nañu ko yàlla dogal chaque année muy def tournée nationale fii ci Dakar léegi nag loolu moo waral ñu nit ñu comme ñoo bokk fa ñuy bàyyi ko Saint-Louis ñu ni Seydi Mouhamed El Cheikh du dem fenn te ñun teewuñu fa looloo waral ñu def délégation ñu nit pour mën a teew ci événement bi nga xamante ni waa Dakar ñoo koy aye ànd ak suñu mbooloo ñëw teer ci Seydi Mouhamed El Cheikh teewee conférence bi. macha allah soo gisee nag ñu déplacé wu Canada ba fii daal di ñëw xam nga yàlla su dogalee ndeysaan jël ki nga xamante ni moom mooy xalifaam ci kaw suuf daal di koy wàcce te yàlla ndeysaan moo sant képp kuy doomu aadama mu ut wasila bi nga xamante ni moo koy eggale ci moom suñ demee ba am xaqul yakin ni ki nga xamante mooy xalifa yàlla tey ci kaw suuf boole ci yore mission Imaamul Mahdi nekk fi ci Sénégal suñ demee ba xam loolu daf ñu war a jaxal fuñ mënti nekk ci àdduna bi ñu daal di yëkkati suñuy tànk su jaree jël avion ñu jar avion leneen lu mu jar tamit ñu def ko ba nga xam te dinañ ñëw ndeysaan gisanteeg sang bu teddee noonu macha allah ñu xam ni tamit na 1440 ci ère musulman dafa nekk lu am importance ci mission Imaamul Mahdi muy débuté nag année bi ak conférence bi nga xamante ni moom lay defee Dakar ci tournée nationale bi mu débuté que Dakar ñu ne comme dugg nañ ci 2019 te 2019 dafa nekk lu spécial loo xamante ni monde musulman bi yëpp xam nañ ni am na lu ci l'islam juddu en rapport avec mission bi nga xamante ne mooy mission Axiru Zaman moo tax mu jaral ñu ñëw ba fii ci Sénégal pour fekkee conférence bi. waa daayiratu Iman Dakar bi nga xamante ne ñoom ñoo xewle tey jël nañu bépp matuwaay ngir ñi leen fekk ci am dalukaay yu baax comme ni ko seen kilifa bëggee. waaw comme ni nga ko waxee suñuy sang bu tedd bi moo aye tey Dakar la war a def conférence léegi nag gan yi jógee un peu partout ci région du Sénégal gan yi moom ne recevoir leen moom. xaw ma nuñ koy woowee du contrainte de lu neex la ci xol ñëpp ñëw nañu ci jàmm ils sont là depuis vendredi waa Kaolack mu nekk une surprise
mais on a pu gérer quand même. Et puis donc petit à petit nit ñaa ngi ñëw nit ñi ndekki nañu ils ont bien mangé je pense bon suñu dégloo avis ils sont contents relativement contents ñoom ñëpp nee nañu neex na. depuis daaw bi ñu paree tout juste conférence bi voilà bëgg mu jaar yoon lépp jaar yoon normal macha allah pour sang bu tedd bi kontaan si ñu. teranga googu nag mu nekk loo xam ni bu ñu sañoon at bu jot day gën di yokku ngir gan yi fay ñëw di gën di kontaan. kilifa gu mag gi jiite conférence annuelle bi ñu di ko oowee Seydi Mouhamed El Cheikh moom ci wàllam pour fësal ak doxal mission bi am na ay xalif yu ko nekkal ci dëkk yi nga xam ne moom la taamu ci tournée nationale yi. Mouhamed El Cheikh ku mu xool ba def la xalifa ndigal lu xaas la bu bàyyi ko ci Mawlaay Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif xaqan amul sax werante te incha allahu dafay gën di fés rek fa tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaan mu nangul ñu sunu taalibe nangul ñu suñu tarbiya ci keppaaram. sunu kilifa sunu sang sunu yaakaar sunu lépp bu waree ñëw ak nu mën a xew dañuy bàyyi sunu yitte yëpp pour ñëw présenter wu au nom de notre xadara pour mën a fekkee événement bi nga xamante ni moo am macha allah. tabarakallahu di ko ndokkele di ko masawu coono ndax yan bu diis la muy lu mel ne ndakaaru ak ndakal xadara bi ñoom ñëpp waa Tëngéej xali Moustapha bi tabarakallahu nga xamante ni jàmbaar lañ dañoo bàyyi lépp ci gannaaw dem rek lépp jaral leen ko comme ni ko xalifa bi waxee yal na nu yàlla may sunu lu ñu am mission bi gënal lu ñu ko lu ñu am nañu ko mission bi gënal yal na nu ko yàlla defal yàlla may ñu téyel ñu sunu pas-pas ba nga xam dara du ko yàq. ci xalif yooyu nag kii di xalifa Babacar Sy Bor jóge ba Côte d'Ivoire bu sañoon tournée yi du yem ci Sénégal rek. ñu ñëwoon fi nag représenté xadra Côte d'Ivoire bi yëpp. yàlla pour que tournée bii ñuy def te ñu débuté ko ren muy 2019 yàlla dimbale ñu ba Côte d'Ivoire tamit jël bésam waaw ñuy ñaan loolu waaw di ñaan ñëpp xalifa yëpp ñu ñaanal ñu pour que ñun ñu jël incha allah. conférence boobule lal na ay programme yoo xam ne ay ngëneel ñoo ci làqu. ñoo ngi gis itam buntu kër xalifam boobu di Cheikh Omarou Sabali taalibe yi ñu koy tertu di ko tatagal taalibe yi ñu ngi wane seen cofeel seen pas-pas fonk seen sëriñ bëgg seen sëriñ moo waral mobilisation bi. première tournée bi nga xam ne moom la def mi ngi ko tàmbalee fii si Liberté 6 nag gis ngeen ñëpp génn nañu pour mën a tertu Seydi Mouhamed El Cheikh dugg si na Dakar ñëpp génn nañu taxaw ñi nga xam ne yàgg nañ koy gis ak ñi nga xam ne yëpp mosuñu ko gis ñëpp taxaw nañu pour mën a barkeelu ci li nga xam ne moom mooy jàngal yi muy jàngale. pour fàttali leen programme bi rek bu ñëwee dafay def wasifa mu jullee timis ba pare def wasifa bu mu wasifa ba pare nag léegi mu jublu ci waxtaan bi. sang bi sunu soppe leer gi doy na seede ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu sopp leer gi doy na seede ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi sunu soppe. La ilaha illallah yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah. moo waral mobilisation bi ngeen di gis nii ak seen sëriñ ngir fësal mission bi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu bi mu jox kii di Seydi Mouhamed El Cheikh.
kàddu wu Seydi Mohamed El Cheikh ñoo ngi dégg ni Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu moo ko dénk mission universelle mu fas yéene ko doxal ba 2075. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku si nekk seen tour ak seen sant di leen ziara bu baax a baax doon leen wax ne nekk dañuy recevoir tey gan bu mag te di Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh jógee ba Ndar Medina Cheikh mu ñëw fii nii ci Dakar Liberté 6 pour tournée nationale 2019 donc tournée nationale bi nag nekk tournée nationale bi nga xamante ni fii ci Dakar la ñu débuté tournée nationale bi ñu amoon di ko laaj moom Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh tournée bi lan moo ko waral asalaamaaleykum Seydi Mohamed El Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziyaara. waaleykum salaam soxna Zeynab ñi ngi dellu di la nuyu bu baax ak équipe bi nga àndal yëpp di leen ziyaara bu baax macha allah. tournée nationale bi nag comme ni nga ko waxee rek li ko waral mooy mission boo xam ni Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif jox nañu ko muy mission tariqa tijaniya di mission islam. te nu war ko doxal ba 2075 chaque année yàlla dogal ñuy def tournée nationale di ko tijjee ci région de Dakar tey jii aussi en 2019 ñu dellu si waat ni nañu fi def suñu première étape ci tournée nationale bi waaw. Seydi Mohamed El Cheikh ñu amoon tamit doon na laaj nekk naka nga gisee tertu bi ñu la tertu fii ci Dakar ci tournée nationale 2019 bi. waaw avant tout maa ngi remercier le khalife Cheikh Omarou Sabali de Dakar. ak daayiratul iman bu Dakar yëpp ak section daayiratul iman yi nga xam ni ñëw nañu yëpp teertu bi ni ma ko gisee mooy comme ni nga xam ne rek toujours ñoom noonu lañ daan def ni may faral di wax mooy seen cofeel ci ñun dafa nekk loo xam ni lu sore la ba tax na buñ ñu gisee rek lépp loo xam ni yéene nañ ko ci teertu ñu teertu bu rafet lépp loo xam ni yéene nañ ko ci yiw dafay génn ci seen kanam ñu wane ko waaw kon nag loolu daal laa gis ci teertu bi vraiment nag ma kontaan ci loolu di leen remercier bu baax di wax ni aussi tamit li ñuy dund moo waral teertu bi parce que ñun suñu dund lépp ci lumière lay dellu lumière nag moom boo koy dund boo ko gisee da nga koy yëg soo yëgee lumière nag foog nga manifester ko xëy na moo indi manifestation de joie bi nga xam ni yëpp wane nañ ko vraiment ma ci kontaan loolu di leen di remercier di ci jiital aussi comme ni ma ko waxee rek la Khalif Cheikh Omarou Sabali ci organisation bi. wasifa bi aussi dañu gis ni comme suñu fi dajee tournée nationale cérémonie bi li ci ëpp aux environs de 20h30 21h lay débuté. ma ni mbooloo mi fu mu daje au lieu que ku nekk di dem julli rek après yor sa kurus di wasifal sa bopp nañu lal malaan ñu wasifa en groupe c'est leeru xadaratul juma lazim tariqa tijaniya leer gi ci boppam nun loolu la ñuy doxalee mission bi kon nag fu ñu dem fu nekk war nañu jël leer googu wan ko ñi nga xam ni ñoom ñi ngi dégg leer gi wala xëy na ñi ngi ci am loo xam ni ña ngi ko ciy mos mu des ñu wan leen leer gi dëgg-dëgg lan la moo sabab suñu ñëw waaw boo xoolee ni ñu ñëwee ak ni ñu toogee mooy dañu bëgg wane tey jii ci Dakar leer gi lan la waaw loolu la ñu bëgg wane moo tax nag nuy lal malaan parce que loolu mënuñu ko wane te Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif présence am spirituelle nekkul ci suñu ëtt. ndigalu Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. man du ma génn sax sama buntu kër te aw ma ndigalal Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani na ma ko waxee woon depuis lors que ba mu nu dénkee mission bi nii ñett laa bàyyi xel di leen déglu lu ñu ma wax ma def lu ñu ma tere ma bàyyi ka ci jiitu mooy ka ma bind di yàlla. kon alquran lay déglu ka ca topp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag mënuma àgg ci moom te jaaruma ca li yàlla ni yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasila sama wasila lay jaar muy Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani ka ma imprégné ci tariqa tijaniya mooy Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani dénk ma mission universelle ñoom ñett lu ñu ma wax ma def lu ñu ma tere ma bàyyi waaw kon man du ma dox ci lu dul ci ndigalal Cheikh du ma wax lu dul ci ndigalam du ma jëf lu dul ci ndigalam waaye nag fépp fu ma joxeñ ni naa fa àgg lu fa nekkoon ci obstacle danaa ko yëkkati àgg foofu waaw moo tax daal bu ma jógee ci ndigalam jug naa ak sama pouvoir ndax man sama pouvoir mooy Cheikh Tijani Chérif dès l'instant que ma jug ngir Cheikh Tijani Chérif capable naa lu nekk su ma jugul ci ndigalam nag damay toog sama toogaay waaye bis bu ma joxee ndigal ni jugal danaa jug te wax na ma jugal doxal ma sama mission ba 2075 danaa jug doxal ko mission ba 2075 danaa teg sama tànk fépp fu ñu ni woon tariqa bi du fa teg tànkam danaa fa teg sama tànk waaw loolu mooy sama mission man macha allah Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh waaye ñun tamit bëggoon nañ xam sa secret parce que dañuy seetlu ne ko chaque année ful bi di gën a yokk mbooloo bi gën a yokk bëggoon nañ xam daal sa secret macha allah. sama secret comme ni ma ko waxee léegi rek mooy Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani leer bokkul ak lëndëm leer kenn mënul amee xol amee rox ba pare doo yëg leer leer bu la rombee man ñi ma sopp ñi bokk ci tarixa beeg
ñeneen nit ñuy dox seen soxla fu ma romb ñëpp dinañu taxaw parce que xam nga lu tax ñuy taxaw lumière bi Cheikh Tijani Chérif laay doxe waaw moom laay feeñal moom laay waxe waaw te defe naa ni lañ naan lu nekk mën nañ ko nëbb ba mu des nag li nga xam ni nit ki daf ko exposé nit ñi teg ci seen bët lumière boobu may doxe moo tax fu ma romb dinaa attirer attention wu nit ñi waaw foule bi aussi tamit li nga xam ni mooy engouement bi am ak mbooloo meeg ñoom ñëpp lenn la ñu gis mooy lumière bi la ñu gis kuy yëg lumière nag bu gisee lumière daf koy xàmme loolu moo indi façon bi ci ni ñuy doxaleeg ñun loolu moo indi xër bi ñuy xër ci ñun loolu moo indi taxawaay bi te it mission dafay basé wu ci dëgg te li may wax ni dëgg du wàññeeku loo gis muy wàññeeku c'est parce que du dëgg dëgg day yokk waaw te ñii nga gis ñu taxaw nii xër ci lumière bi ñeneen dinañu gën a xërati ci lumière bi ñoo xam ni sax dëkkunu Sénégal der bu weex lañu dinañ leen gis fii nii ñi di def ñuy def lu karaw lépp lan la mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani aaxiru zaman la ñu toll ku nekk ngay wax ku nekk ngay woote jot na Cheikh Tijani Chérif wane pouvoir am Cheikh nag buy wane pouvoir am ku dalul ku nekk leer gi dana la yóbbaale mooy yëngu-yëngu gi nga gis léegi ak organisation beeg engouement beeg yéen taxaw tabarakallah. jërëjëf mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal fii si Medina Cheikh TV comme niñ ko déggandooree ak Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh fii ci Liberté 6 ci début tournée nationale Dakar 2019 ak Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. laata conférence bi di door taxawal na fa wazifa moom Seydi Mouhamed El Cheikh lal mbalaam ginnaaw ba ñu jullee timis إله إلا هو الحي القيوم صون لا عزم نزلا إله إلا هو الحي القيوم صون لا عزم نزلا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقتل لما سبق النصر حق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة هائة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان المتكونة عدم صاحب الحق رباني الباقي الأسطع المزل الأربع المالاتي كل متعد من البهور والأواني والنور كلامي الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام سرارك طام الأصم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحقيقة الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها يا خليفة شيخ تيجان يا نور شيخ تيجان يا حقيقة شيخ تيجان مولاي mi fi toogal غيبة kile ñëw ngir soobe anunu ya assalaamu alayka ya ginnaaw bi ñu jógee ci wazifa bu am solo bi nga xamee ne mooy base tarixa cheikh ñu jublu ci li nga xamee ne mooy thème conférence bi di la salatul fatiha ou le zikr par excellence des élus d'Allah
Seydi Mouhamed El Cheikh indiloon ñu retenir ci ay jàngale yu am solo lu ci mel ni nit ñi rafetal seen diggante ak seen moroom waaye tamit na boroom xam-xam yi yaatal seen xol yi. te mag ñi dañ daan wax gis nga boo xamee zaman nga ciy dund nee nañu am kilifa war nga mën a noppal ñu ni lu tax ñu ni ndax lu yàlla bind ci jëwu nit doomu aadama mënu ci daal lu yàlla décidé ci nit doomu aadama mënu ci daal lu yàlla ni nit dina ko am doomu aadama mënu ci daal dëgg kenn mënu ko fay su ko defee nga noppal soo nee nag loolu duma ko nangu lu nit am naa ko am wala bu ma ko amul xas ko wala bu ma ko amul xeex ak moom da ngay sonal sa bopp pour rien te tey jii li ñuy wax ci réew mi yëpp loolu doomu mënu sonal waaw li ñuy wax yëpp nous sommes des Sénégalais xamante nañu bu baax ki nekk ci ndàdd suñu yoon nekkul ci moom ki jël avant ndàdd suñu yoon nekkul ci moom waaye bis boo jëlee première ñëpp wut ay buum di la galgal di la diri waaw kooku nag kañ dañuy avancé te waxuma ci yeneen domaine de domaine spirituel lay wax waaw te dama ko dégg ci benn borom xam-xam mu wax ko ni da ngay gis nit ñëw nee na waxtaan bu am solo nee na nga laaj borom xam-xam ba fa toogoon nee na mu ni la yànji na de waaw nee na mu ni la yànji na te nee na wax na xam-xam bu leer nañ mais mu ni yànji na parce que nee na rek ñaane na ni la mu wax xam-xam la te loolu la yàlla di utiliser di wàññi sa martaba moo tax ñu am martaba bareetul parce que ñi am martaba mooy borom xol yu rafet yi man wax naa ko benn mbokk ma ni ko ku mel ni Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh dana naqadi nit dab ko ci martaba xam nga lu ko may xolam lu nu ni ko nit am na ko mu ni yàlla na am lu ko ëpp waaw kooku dafay naqadi dab waaye lu ni nit am na ko nga ni waru ko am wala yàlla bu mu ko amati waaw ci Sénégalais sax du yam ci loolu rek moom dafa daan yàlla bu mu ko amati su ñaan ba nangu mu dem ci borom galañ ñi te ngeen ma defal nangami galañ pour dootu ko amati waaw te loolu sonal sa bopp la. Bàkkaar mooy empêcher nit àgg ci yàlla waaye gis nga bàkkaar bi empêcher nit àgg ci yàlla li ci ëpp kat du lu nit ki def borom bi lu nit ki def moroomam la. yàlla yërmandeem na mu tollu ëpp na yàlla yërmandeem na mu tollu ëpp na moo tax bare na lu mu mën a baale waaye justesse am nag mayu ko mu fekk nga tooñ sa moroom rek mu tëb baal la te consulté wul ka nga tooñ ba noppi moo tax bare na ku mënul àgg ci yàlla li ko lor ba mënul àgg ci yàlla du digganteem ak boromam digganteem ak moromub jullitam la ndax da ngay yendu ci zikr junne salaatul fatiha fanaane naafile ba fajar xëy wax nit lu ñaaw ñu jël la nga doon zikr lépp dajale ko daldi ko koy jël jox ko moom mu àgg ca dimension boo xam ni jotu ci sonn yow mi sonnoon nga retrouver ak zéro te mag ñi dañ daan wax gis nga boo xamee zaman nga ciy dund nee nañu am kilifa war nga mën a noppal ñu ni lu tax ñu ni ndax lu yàlla bind ci jëwu nit doomu aadama mënu ci daal lu yàlla décidé ci nit doomu aadama mënu ci daal lu yàlla ni nit dina ko am doomu aadama mënu ci daal dëgg kenn mënu ko fay su ko defee nga noppal soo nee nag loolu duma ko nangu lu nit am naa ko am wala bu ma ko amul xas ko wala bu ma ko amul xeex ak moom da ngay sonal sa bopp pour rien te tey jii li ñuy wax ci réew mi yëpp loolu doomu mënu sonal waaw li ñuy wax yëpp nous sommes des Sénégalais xamante nañu bu baax ki nekk ci ndàdd suñu yoon nekkul ci moom ki jël avant ndàdd suñu yoon nekkul ci moom waaye bis boo jëlee première ñëpp wut ay buum di la galgal di la diri waaw kooku nag kañ dañuy avancé te waxuma ci yeneen domaine de domaine spirituel lay wax waaw te dama ko dégg ci benn borom xam-xam mu wax ko ni da ngay gis nit ñëw nee na waxtaan bu am solo nee na nga laaj borom xam-xam ba fa toogoon
nee na mu ni la yànji na de waaw nee na mu ni la yànji na te nee na wax na xam-xam bu leer nañ mais mu ni yànji na parce que nee na rek ñaan na ni la mu wax xam-xam la te loolu la yàlla di utiliser di wàññi sa martaba moo tax ñu am martaba bareetul parce que ñi am martaba mooy borom xol yu rafet yi man wax naa ko benn mbokk ma ni ko ku mel ni Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh dana naqadi nit dab ko ci martaba xam nga lu ko may xolam lu nu ni ko nit am na ko mu ni yàlla na am lu ko ëpp waaw kooku dafay naqadi dab waaye lu ni nit am na ko nga ni waru ko am wala yàlla bu mu ko amati waaw ci Sénégalais sax du yam ci loolu rek moom dafa naan yàlla bu mu ko amati su ñaan ba nangu mu dem ci borom galañ ñi te ngeen ma defal nangami galañ pour dootu ko amati waaw te loolu sonal sa bopp la. mag ñi dañuy waxtaan ak yàlla mag ñi dañuy déglu yàlla am na ñoo xam ni nag tolluwunu foofu ndax ñoom defe nañ ni déglu yàlla faw rek nga bëtt asamaan yi nu lay seen nga dem ba ni yàllaa ngi ni soog a koy déglu fekk nit mën na déglu yàlla ci biir néegam nit mën na waxtaan ak yàlla ci biir néegam ndax asmaaullahil husna yi rek benn bu ca nekk numéro téléphone la allahu numéro téléphone la rahman numéro téléphone la rahim numéro téléphone la malik numéro téléphone la ba ngay ñëw ci ismullahil azam benn boo ci composé borom bi répondre la bu dee ligne bi saturé wu parce que martaba wali yàlla yi ñooy saturé ligne bi martaba wali yàlla yi ñooy saturé ligne moo tax nga gis kuy zikr dem ba war a wax ak boromam beneen voix dugg interféré parce que dugg na ci espace intermédiaire boo xam ni borom mi ngi toog di ko garder te ñoom diggante xayb ak shahada benn la ci ñoom kon mag ñi dañuy waxtaan ak yàlla ñi xam zikr dañuy déglu yàlla dañ koy interpeller même te yàlla bu demee ba ni ad'uuni astajib lakum c'est parce que yëg na ni may na pouvoir yu jëmm mu woo ko may na pouvoir yu jëmm mu ñaan ko waaye may na ko pouvoir bu ni toll mooy wan ka ni dégg naa la tontu ko wan ka ni dégg naa la may ka la nga xam ni ñaanoon na ko te kooku aarif yëpp xam nañu ko. waaye xamal nañu it déglu wax bu ñaaw dafay yàq xol. bul defe ni day romb nii tam man bi fi waa jooju waxee Mawlaay Cheikh Ahmad ni lam ko wax ñu bari bind ma ni tontu ko dama ne leen man bëgguma déglu wax ju ñaaw waaye ma dem ba ni duma ko déglu nga ni su ma ko dégluwul it duma xam lu mu wax waaw keroog li ma koy déglu yëpp maa ngi jàng salaatul fatiha benn par benn waaw ba waxam jëbi pare pour mën ko tontu moo tax na nga gis ku bàyyi zikram toog yore wax yu ñaaw di déglu ba faf nuróo ko doon wax yu ñaaw yi c'est parce que moo yàqu xol ni ngay dégloo waxu lumière muy def ci sa xol sawarte ci jaamu yàlla di def sa xol sopp Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane noonu la wax yu ñaaw di la tàyyelloo ci jaamu yàlla di la weddiloo mag ñi di la weddiloo Cheikh Tidiane di la dugal ci musiba te léegi réew mi baat bu nit wax lu ñaaw la koy tëj baat bu nit tudd daaneele ko ak lu ñaaw kon nga xam ni problème am na kon kenn ku nekk war na xool source ba mu nekk mu delluwaat te source bi mooy lumière ku yore lumière nag mooy ki mën a leeral xolu nit ñi leeral seen rox te am nañu sens bu tolloog salaatul fatiha ñëw pour dimbalee nu lool. jàngale na it moom Seydi Mouhamed El Cheikh xaal yi nga xamante ni moom Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu di feeñee ci mbalaanu wazifa. loolu tax Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bare na xaal bu muy feeñee ci mbalaanu wazifa wala ci espace intermédiaire yi léeg-léeg mu ñëw ci xaal boo xam jawharatul kamal la mooy bu la kanamam joxe kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh léeg-léeg mu feeñ nga xool ko mu mel ni yonent bi nga gis xoolaat mu mel ni kanamam nga gis nga dem ba mënoo ràññet la ñaari léeg-léeg mu feeñ ci xaalu laa ilaha illallah mooy nga xool gis melax moo xam ni mi ngi dox ci malaan bi day mel na Cheikh Tidiane ngi feran ko lay fii nga xippi xoolaat mu feran ko lay fii nga xippi xoolaat mu feran ko lay fii
benn bu ca nekk di refléter benn tajaliyaat bu jóge ci yàlla muy feeñu waayu yàlla mais mu jaarale ko ci jëmmam ju tedd ji la ilaha illallah la xaalu istighfar ba mooy kii zikr dem ba yëg ci malaanu wadifa wala ci lazimam wala ci xadara dal bu tolloog mu yëg ni moom fu mu toll set na wecc ciy bàkkaar te nam koy xamee mooy li lëntoon ci moom commencé di leer ci moom bu amoon jukko yu ñaaw jukko yu commencé di dañ jukko yu rafet di nekk ci moom lépp lu ko daan yàqal ci digganteem ak borom bi mu commencé di sore loolu di jege li koy defaral ci digganteem ak borom bi kooku bàkkaaram commencé na set mais xaalu salaatul fatiha nag mooy bi ëpp bi Cheikh Tijani Chérif di ñëwee te mooy pour dolli imaanu taalibe bi feeñ nga gis ko nii mu yor ko rusam loolu pour lan la mooy pour dolli la ndax am na ñoo xam ne bu ñu gisee Cheikh Tijani Chérif ci malade suñu toogoon toogaay bu baaxul dañuy toog toogaay bu baax bu subaa dañuy teel a dem pour gisaat kon loolu dana yokk nit am na ñoo xam ne bu ñu ko gisee ci baatin gént dafay yokk seen pas-pas ci moom am na ñoo xam ne bu ñu déggee mu wax ñu dégg ko day yokk seen pas-pas ci moom kenn ku nekk am na lu koy yokk mais gis nga li lay yokk yëpp ci zikr lay jóge su ko defee dañuy rek daal di ànd ak yéen ak ki nga xamante ni moo di xalifa Umaru Sabali te di xalif ci Seydi Mouhamed El Cheikh bi nga xamante ni moom moo ko doon dalal ca Ndakaaru dañuy rek daal di ànd ak moom mu indil ñu yenn leeral yi nga xamante ni moom Seydi Mouhamed El Cheikh jot na ko wax ci conférence bi. Donc 2019 mu nekk une année symbolique donc une année mystique na gis na ni mbooloo mi ñëw na en masse et dellu na ñëpp ci tarixa bi li ñu gis nag ci discours mooy wane na détermination jusqu'à 2075 daf ko affirmer voilà donc yow ñu bëggoon d'abord nga wax ñu loo analyser ci discours am yan recommandation la sang bi joxe ban ligne de conduite la joxe ak yow tamit ñu bàyyi la tamit ba invité yi xam naa di nga leen jaajëfal ndax nit ñi jóge nañu partout à travers le Sénégal donc nga def benn résumé benn mot de clôture def commentaire sur li nga xam ne si daal remarque ko ci bisu tey bi. ah macha allah Cheikh Ale maa ngi lay remercier déjà di remercier sa équipe bi yëpp ñi nga xam ne depuis ce matin ñu ngi fii mooy waa Wala Duniyaati ak équipe pour Medina Cheikh TV ñoom nga xam ne depuis ce matin ñu ngi fii wala depuis hier sax laay wax di remercier ñëpp ñi nga xam ne jóge nañ ci région wu Sénégal yëpp parce que depuis 2016 dañoo gis benn engouement bu yéeme ci le phénomène Seydi Mouhamed El Cheikh donc Sénégal fi mën nañ ne mokk na ba pare am na ñoo xam ne tey jóge nañ Côte d'Ivoire am na ñu jóge Nigéria am na ñu jóge Togo donc Afrique aussi am na fa ay daayira foo xam ne un peu partout am na ñoo xam ne tey Italie lañ jógee am na ñoo xam ne France lañ nekk am na ñoo xam ne Portugal lañ nekk am na ñoo xam ne Amérique lañ nekk. kon loolu dafay wane dimension internationale mission bi. voilà donc en si peu de temps gis nañ ne Seydi Mouhamed El Cheikh fexe na ba fépp foo xam ne nit a nga fa rek lal na fa mbalaanu wasifa voilà donc ñu ngi remercier donc daayira yooyu yëpp ñëw nga xam ne tey indi nañ seen présence fii si Dakar voilà pour événement bi nga xam ne moo marqué la première étape de sa tournée nationale. par rapport ak discours bi nag discours dëgg la waaw discours dëgg yàllaa ko moom waaw te dëgg ci tarixa bi la fekk baax mag ñi dafa am loo xam ne dañ ko fi bàyyi woon nit ñi xam ko ci tarixa Tidiane mooy mbalaanu wasifa te Seydi Mouhamed El Cheikh loolu la def leitmotiv am loolu la jël def ko kombaawam maanaam képp koo xam ne Tidiane nga wala aspirant nga wala am nga li nga bëgg ci diine yow nga delluwaat ressourcé waat ci diine ressourcé waat ci mbalaanu wasifa donc loolu la delloo na nit ñi dellu ci mbalaan yi parce que mbalaan yi fa la ngëneel bi nekk voilà il a insisté ci loolu nit ki amul martaba wala wilaya boo xam ne nit mën na ko am en dehors ci mbalaanu wasifa donc mu yëkkati salatul fatiha comme hymne céleste mu yëkkati mbalaan bi comme le seul garant d'une paix sûre et d'un avenir voilà radieux pour képp koo xam ne jullit la loolu mooy discours tey Seydi Mouhamed El Cheikh waaw di dellu rek di remercier ñëpp wax dëgg yàlla c'était une journée magnifique depuis ça fait au moins 72 heures ñu ngi fii il est minuit moins donc loolu lu extraordinaire la donc nit ñi bëgg nañ tarixa Tidiane lu ñu doon wër nag mooy kenn koo xam ne benn source boo xam ne principale nit ñi dañ ci mën naan source boobu nag mooy Seydi Mouhamed El Cheikh di remercier ñëpp di wax dëgg yàlla nit ñi ne leen rendez-vous 9 février ci Rufisque encore.
comme ni ñu ko déggandooree mbokku téléspectateurs yi suivre Médina Cheikh TV ñu ngi leen di jox dig daje ca Rufisque. leer gi doy na see